auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum waa Dakar Plateau bi ñu bëgg maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor jigéen mag ak ndaw di leen féliciter ci seen initiative di leen encourager ngeen yokk góorgóorlu ndax seen tur bi moo am solo Dakar Plateau bi ñu bëgg waaw Dakar Plateau bi ñu bëgg nag dañ koy xool saytu ko wante bi ñu bëgg bi mooy solo si ndax dafa am benn boroom xam-xam bu wax ne lorsque la personne humaine désire sincèrement une chose, la nature tout entière conspire pour qu'elle l'obtienne. soo bëggee mbir te muy dëgg ci yow dafa mel ni àddina bi yépp day ànd ak yow ngir nga jot ci wàllu diine loolu la ñuy wax yàlla nee ne ku ko ñaan mu may la olof nag moo juum foog ne ñaan yàlla mooy tàllal ko loxo rek naan ko yàlla may ma yàlla may ma yàlla may ma wante ci la bokk wante ñaan yàlla mooy bëgg mbir di dox pour mu nekk kon boo góorgóorlu leen ci li ngeen bëgg na nekk dëgg ci seen xol soo leen ci góorgóorloo yàlla dina leen ko yombalal li am solo nag mooy liggéey bi nag na rafet na lépp rafet wax ji taxawaay bi jëf ji parce que nit mën nga wax fulla te doo saaga mën nga dox li ngay dox ba mu àgg te dara du ci ñaaw yàlla na lépp rafet tey nag da ngeen ma waxoon ñu waxtaanee Dakar Plateau Dakar Plateau nag mënoo ko waxtaan te waxtaanoo ci ndakaaru wax ci ndakaaru nag faw nga wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo sanc ndakaaru muy lébu yi mais soo nee ndakaaru tur wi dafa am lu mu nuñ ko firee ay firin yu bokkul nag am na ñenn ñu wax ne ndakaaru mu ngi jógee ci daqaar gi ndax bi mag ñi agsee fii ci ndakaaru dañu fekk tund bi bari lool ay garabu daqaar am na sax ñu wax ne daqaar gi tax ñu tuddee ko ndakaaru mu nga fële ca Mbijëm lébu ca tund jandeer ci toolu jaraaf aldooy am na ñu wax loolu mais am na ñu ñeneet ñu wax ne daqaar gi tax ñu tuddee ndakaaru mu nga woon fële à la pointe de Dakar su ñu nee pointe de Dakar mooy soo jëlee avenue Albert Sarraut ba agsi immeuble BCEAO ca kaw tund ba tiim pom bu bees foofu la garab gi newoon mu nekk garabu daqaar bu mag bu kowe ba gaal yi nekk biir géej dañ ko doon utiliser comme point de repère pour mën a teer wala mën a dem fa ñu jëm ñu ne garab googu daqaar googu dafa jàkkaarloo woon ak beneen garab bi nekkoon île de Gorée muy garabu béer garab googu sax moo jox île de Gorée turam ndax fii ndakaaru île de Gorée béer lañ koy ooyee ñaari garab yi jàkkaarloo ñoom ñëpp nekkoon ay mbir yuy jàppale mool yi nekk biir géej pour ñu mën a orienté wu ñu ne garab googu moo waral ñu tuddee bërëb bi ndakaaru loolu benn la mais lu tax boobu am maanaa moo di ne ci lébu ak askanu olof garab dafa am solo loolu ndax dañuy wax ne garab dafa samp reenam ci biir suuf fitti dëgmal asamaan donc dafa mel ni benn trait d'union entre le ciel et la terre te garab yooyu itam tur bi indi na ko dafay faj ndax liy faj sax dañu naan lii garab la garab ci wàllu reen ci wàllu xob ci wàllu meññeenteef yi muy jur nit ki mën a ko dundee moo tax mu doon garab googu nag importance bi moo tax bërëb yu bari fii ci ndakaaru fii ci Sénégal dañ koy jox turu garab soo xoolee Dakar Plateau penc bi ñu naan cëddéem benn garabu jujubier la woon bu ñu naan déem nit ñi naan maa ngi dem cëddéem ga moo indi tur bi marché Sandaga benn garab la woon bu ñu naan sànd bu nekkoon ci bërëb bi lalu urus ne woon ñu naan maa ngi dem ca Sandaga kon boog suñu nee ndakaaru mu ngi jugee ci daqaar gi béer itam bi muy turu Gorée ci garab lu jugee loolu day nekk lu yenu maanaa wante am na beneen ba nga xamante ne man moo ma gën a convaincre te ñaari sax nag dàqante wuñ ñoom ñaar ñëpp mën nañu ànd mooy ndakaaru mu ngi jugee ci dëkk raw maanaam le pays refuge am na ñu naan mu ngi jugee ci dëkk aaru ku fa dëkk raw
ku fa dëkk aaru tur boobu maam Aly Njaañ Mboor moom la gën a tënk mu ne ba lébu yi fépp fu ñu leen mës a fitnaal ci àddina bi dañuy génn dem fitna gu mujjee gi ñu ngi ko amee woon Jolof ba ñu dawee Jolof ñëw fii ñu ne fii mooy dëkk raw moo waral turi ndakaaru gi ndakaaru googu nag lébu yi ñoo ko tuddee am na troisième version bu ñu naan benn tubaab la bu tuddoon Dakar bon mais man boobu dama koy dàq moom turam ñu ngi ko doon bindee DA def naa ñaari C ak ARD même tubaab bi ba muy bind Dakar ci document yu njëkk ya noonu lañ ko bindee woon ñi dëkkee Dakar ñu leen di tuddee ay Dakariens mais thèse boobu dama koy dàq ndax nit kooku dama xamul lan la fi def ak ban taarix la bàyyi ci réew mi ba ñu war ko tuddee tund wi ndax tund bu nekk nag ñu ko dëkkee ñoo koy wutal tur moo tax boobu dama koy dàq li tax ba koy dàq itam am na jamono ñuy liggéey ak Mawlud Jaxate bu militant wu AFP la mu amoon ay gan yu am benn association ñu tuddee ko Mañi Firek waxuñu maa ngi Firek dañu ne Mañi Firek GNI ma ne ko mais Mawlud ñii pour lan ñu tuddee seen association bi waxuñu maa ngi Firek ñu naan Mañi Firek mu ne ñoom tubaab yi suñu déggee olof yi naan maa ngi Firek seen xel day dem ci magnifique et dañuy xalaat ne maa ngi Firek bi dafa ëmb magnifique ça veut dire que tout est magnifique noonu ñu ëlbatee turu maa ngi Firek ba def ko Mañi Firek noonu la tubaab itam mën a ëlbatee turu Ndakaar wala Dakar ba foog ne Dakar gële lañ ko tuddee donc ñaari tur yooyu la ci pirin ci tënk Ndakaar googu nag ñi ko tuddee mooy lébu yi lébu tur bi itam am taarix fan la jógee ñu ne lébu ñenn ñu ne mu ngi jógee ci léeb léebax lippoon ñu ne ndaxte lébu yi dañuy léebu il parle en image ñu ne ñu tudde leen léebukat yi ceux qui parlent en image mu jur lébu parler image boobu lu la koy melal mooy presqu'île du Cap-Vert dafa am ñaari géej gu mag gi la Grande Côte moo jugee Pointe des Almadies jëm Ndar moom la lébu yi tuddee géej Galawoy wala géej gay woy moo indi turi géeji woy la mer chantante ou la mer qui chante géej gay woy mu indi turi géeji woy la Petite Côte muy géej gu ndaw gi moom la ñu tuddee géej gi réew maam Aly Njaañ Mboor nee na moo indi turu géeréw géej gu mag gi nekk ci Grande Côte ñu ne mooy géej gu góor gi géej gu ndaw gi mooy géej gu jigéen gi mag yi doon wax ne saa yu tempête bi yëngatoo wala géej gi yëngu ba yëngu bi jaaxal nit ñi ñu ne la bu leen dem géej ndax géej gu góor gi dafa doxaan ji góor géej gu jigéen gi donc ce parler imagé là moo waral ba lébu yi ñu tuddee leen léebukat yi ñu ne fa la jógee mais parler imagé boobu nag lébu kese moomu ko daanaka olof yëpp ñoo ko bokk moo tax soo demee fële sa Kayoor am na benn expression bu ma neex bu ñuy utiliser su amee pleine lune ñu ne weer waa ngi for melant la lune ramasse des fourmis soo xoolee Kocc Barma ci léebax lippoon yi ñu lay joxe ba muy waxtaan ak doomam bu jigéen ba ne ko duut pion lu suur ba jantu Kumba Kocc tontu ko ne ko ba mu des xaal mu ne ko waat duut pion ne ko lu am ngeen yëngal ko mu ne di ko duut pion ne ko ba mu des kook loolu c'est un parler image ba nga xamante ne lébu ak wolof ñoo ko indi loolu mooy piri turu lébu bi fa mu jugee ci bu njëkk mooy léebukat yi ceux qui parlent en image am na ñu wax ne mu ngi jugee ci lébukaay ba ndax bërëb bi dafa naatoon géej gi ne fi ñuy napp di béy di sàmm ba waa kaw ga ku xiif wala sonn da ngay ñëw ndakaaru leb si ñu ne fii mooy lébukaay ba ñu ne turi lébu fa la jugee mais dernière version bi nga xamante ne moom laa gën a agréé ñu ne mu ngi jugee ci luubu xam nga xale bu luubu mooy xale bu léej mag bu luubu mooy mag bu bëri histoire ñu ne lébu yi nag dañu nekk askan ba nga xamante ne dañu turbulent dañu bëri histoire dañu gaaw a xeex moo tax turu lébu mu ngi jugee ci luubu donc tënk nañu ñaari ponk yu njëkk yooyu muy ndakaaru fan la jugee Dakar gi première version lébukaay ba deuxième version lébu fan la jugee
léebukat ya première version léebukaay ba deuxième version luubu troisième version muy guerrier belliqueux man boobu laa d'accord lu tax parce que suñu bëggee wax mbir mi mu gën a leer nañ topp lébu yi fan lañu jógee ba agsi Ndakaaru ci taarix boroom xam-xam yi ñu mel ni Kizerbo ñu mel ni Cheikh Anta Diop wax nañu ci ay firnde yu leer ne lébu yi ñu ngi jógee sur les rives du fleuve Nil ñu ngi dëkkee woon sax dans le delta du Nil exactement fi nga xamante ne fa la Libi nekk Kizerbo mu ne Libi soo ko firee moom mooy dëkku lébu yi le pays des lébu donc lébu yi ñoo fa dëkkoon moo indi turu Libi yi moo tax Xadafi bi mu ñëwee Sénégal visite officielle waxoon na ne man fii laa bokk foofu la ko tegoon Libi c'est le pays des lébu Cheikh Anta Diop mu ne lébu yi nekk nañ fa diir wante lan mooy misaal ne wala lan mooy wéral ne lébu yi fa la ñu cosaanoo mu ne soo ñëwoon ci exemple on ne peut pas tout dire mais en quelques mots ñu jël quelques exemples lébu yi fa ñu dëkkoon ci Égypte dafa amoon benn ay falaises sur les rives du fleuve Nil ña dëkkoon ca falaises ya ñu leen doon oowe waa kaw ga les hommes d'en haut ñu dëkkoon ca falaise ya ñu leen doon oowe kaw-kaw Cheikh Anta mu ne li lay waral lébu yi dëkk presqu'île du Cap-Vert di oowee ñi dëkk dans le Cayor et le Baol qui sont les zones basses du Sénégal ñu leen di oowee kaw ga te ñoo nekk ci suuf pourquoi lébu Ndakaar yi nekk ci kaw di oowee ñi nekk ci suuf waa kaw ga di leen oowee kaw-kaw mu ne loolu réminiscence la maanaam fàttalu ko inconsciemment ay tur ya nga xamante ne ñu ngi ko doon jëfandikoo ba ñu nekkee Égypte te foofa nag le tur bi amee sens ndax ñu ñuy oowee kaw-kaw dañu dëkkee sur les hauteurs ñu ñuy oowee waa kaw ga itam naka noonu deuxième exemple bi mu jël mu ne soo ñëwee au niveau chez les Lébu dañoo am ay askan am na askan bu ñuy oowee xonq bopp soo ko firee littéralement mu jox la tête rouge ci xeetu lébu yi la mu ne xonq bopp yooyu lu tax tur bi nekk fàttaliku réminiscence bi lébu yi am seen dëkkuwaay ba ñu nekkoon Égypte mooy ne foofu ñu nekkoon au niveau du delta du Nil dafa amoon ay lébu yu ñuul ak ay lébu yu xeex yu weex lébu yu ñuul yi nag ñoo fa sanc lébu yu xees yi nekk ay de race blanche dañ leen fa fekk si bañ leen fa fekk see nag ñu oowee leen xonq bopp yi loolu ñun mën nañ ko nangu parce que lébu ak olof ba tey jii pour oowee nit tur mën nga jël benn ci membre am yi tuddee ko ñun bañ nekkee xale tubaab dañ naan xonq nopp ñu ne kii xonq nopp la pour désigner à travers un membre on désigne la personne dans son entièreté donc xonq nopp ak xonq bopp yëpp day désigner nit ku weex noonu la olofal lébu jigéen bu rafet ñu ne jekk tànk pourquoi wax ñu jigéen bu jekk dañ ne jekk tànk bi la ñu tudd mu indi nit ki donc exemple yooyu bokk na ci Cheikh Anta Diop jël muy firnde de lébu yi foofu la ñu jugee du lébu yi rek nag presque tous les habitants de la zone occidentale de l'Afrique de l'Ouest ñu ngi jugee Égypte lébu yi séeréer yi soninke yi soo demee ci ñoom ñëpp askan boobu am nañu ay légende ñu lay nettali fa ñu jaar ba agsi fii kañ la lébu yi jugee Égypte ak lan moo tax ñu jugee fa au 5e siècle avant Jésus-Christ vers 524 le Perse yi attaqué Égypte taal ko am na sax ay borom xam-xam yu indi ay woy yu ñuy woy tey te xamuñu fu ñu jugee nee na foofu la jugee taala boon ala yumma taala boon ala yumma déluge de feu perse sur l'Égypte orphelin de père et de mère ñu ne loolu lay fàttali ko ba perse yi songe Égypte taal ko nangu ko jéng ko puisque c'était des peuples de refus ci la ñu fippu dem luubu les guerriers belliqueux qui savent dire non ci la ñu gàddaay
bu jugee ci delta ba wàcc vers le sud piqué vers l'ouest africain ba agsi ànd ak soninké yi ñu sos le Ouagadougou au 4e 5e siècle mais am na li Cheikh Anta wax foofu nee na jug boobu ñu jugee Égypte ñëwaat sowu jant c'est un voyage retour ndaxte en 3500 vers 3500 avec la désertification du Sahara ci la population yooyu njëkk a màngee jugee Afrique occidentale dem sur les rives de l'Égypte fondé Égypte bii ñuy bàkkoo tey def fa avant Jésus-Christ la ñu demoon ndax désert bee taxoon ñu jugee fii dem dëkk partout où il y a des fleuves le fleuve Sénégal le fleuve Niger le fleuve du Nil l'aiguille du Nil 3000 vers 3500 avant Jésus-Christ en 500 avant Jésus-Christ ñu dellu si donc def nañ fa 3000 ans bi ñu dellu see nag ànd nañu ak soninké yi sos le Ouagadougou le pays des troupeaux ak ay légendes yu rafet ya fa nekkoon ba Ouagadougou tojee avec le Ouagadougou Bida la fameuse légende ci la ñu daw ñëw dëkk si sur le fleuve Sénégal vers le Tekourour su peuple yëpp séeréer yeex lébu yeex ñëpp fa la ñu dëkkoon bi Almoravidi vers le 10e siècle songee commencé Toublo ci la ñu màng topp fleuve bi donc lébu yi dëkk nañu Waalo dëkk nañu Lac de Guiers am na benn auteur bu wax ne mooy Géti Guèye la mère des Guèye parce que ngéyeen ni ñoo ko sanc am na sax ñu wax ne waa Guet Ndar yi mooy premier lébu yu jugee Lac de Guiers dem sanc Guet Ndar ñenn ñi des fa ba Njaajaat Njaay au 12e 13e siècle fondé le Grand Jolof le grand empire du Jolof bi nga xamante ne moo boole Waalo Siin Saalum Jolof Kayoor Bundu lépp mu boole ko benn geño benn nit jiite ko muy Njaajaat Njaay ba Njaajaat Njaay fondé le Grand Jolof nag ci la lébu yu jugee Lac de Guiers ñëw def ak moom pacte dëkk ak moom Jolof dëkk nañu ak moom diir mais c'est un peuple turbulent comme l'indique le nom les Loubou à un moment ñu dugg ci politique bi xeex am ñu faral kooku ñu faral perte buur ba gagné pouvoir bi am doole bundu xataal leen ñu yéen wax seen bagage mànga foofu nag la ñu jógee ci Jolof au 14e au 15e 16e siècle la ñu jógee Jolof ñëw sowu jant muy Ndakaaru ñii nettali wax nañ la ne Ndakaaru bu njëkk ga mu ngi nekkoon boori Taïba Dakar 1 la ko yenn auteurs yi di tuddee foofu la ñu njëkk a wàcc sanc fa village ba diir ñu yëkkatiwaat seen bagage ñëw dans le Jandeer sanc ay Béer Calaan mbi jëm Lébu dëkk yooyu yëpp diir boobu sanc nañ fa Tëngéej sanc nañ fa Mbaaw bon mais loolu taxuñoo jug ñuy essayer di occuper espace bi mais foofu ba nañ fa taxaw tuuti bi Lébu yi ñëwee Ndakaaru ndax dañu fekk dara newu fi boroom xam-xam yi ne déedéet bi ñu ñëwee Ndakaaru ñu ngi fi fekk soose yi les Mandeng lañ fi fekk te Alaaji Ngaala Géey nee na avant même Mandeng yi di occuper Ndakaaru am na 6 migrations yu leen fi jiitu donc selon El Hadji Ngaala Géey Lébu yi ñooy 8e migration mais loolu sax daf ko tënk rek parce que xam nañu ne il y a 3500 ans le Cap Manuel était un chantier naval xam nañu ne il y a 100 000 ans zone Rebeuss Niathioker dem ba Ngor c'était des entreprises de fabrique de pierres taillées et polies pendant la préhistoire donc presqu'île du Cap-Vert bokk na ci zone yi nga xamante ne moom la nit yàgg na ko dëkkee kon lébu yi bi ñuy ñëw nag soose yi lañ fi fekk au 15e 16e siècle bi ñu fi fekkee soose yi ànd nañu dëkkandoo ak ñoom pendant 50 ans un demi-siècle ba demi-siècle boobu weesoo ci la soose yi màng ñoom dem Gambie ak Casamance bàyyi fi lébu yi am na soose yu fi des nag donc bu ñu sancee village yooyu yëpp
ci li nga xamante ne fa la ñu jëm muy Dakar Plateau village bi ci ëpp importance moom la ñuy wax Mbuxeex Mbuxeex am na ñu naan ñu ngi ko sanc en 1432 def nañ fa 105 années selon Matar Sy Bilaay bu doon chef de penc Guy Salaan yàlla ko yàlla yërëm nee na def nañ fa téeméeri at ak juróom fal nañ fa fukki laman parce que jamono jooju ay laman ñoo doon jiite askan wi ci dëkk ba mais bu ñu fa amee téeméeri at ak juróom mu am benn épidémie bu fa déclaré wu épidémie de maladie du sommeil tas dëkk ba dëkk ba tasee ñu divisé wu en 3 groupes benn groupe bi Meng ñi sant Meng ñoo ko jiite woon ñoo sanc le village de Yoff deuxième groupe bi sanc le village de Beeñ et de Soumbédioune Soumbédioune gii tey te fi Soumbédioune gi village bi moo ñëwoon ba fii maison de la culture Douta Seck nekk guy ga daanu Douta Seck wala guy ga liis pour parler comme les Lébu guy googu moo doon penc mi fa la mag yi doon toog di waxtaan village yu Soumbédioune moo bàyyi turam ba léegi ci tefes gi beneen groupe bi sanc village bu ñu naan Beeñ fële ca Yaraax donc ñetti groupe Yoff juddu na Mbengeen yee ko sanc Soumbédioune juddu na Beeñ juddu na mun nga ma laaj ne ma ana Ngor ak Wakaam Yoff moo jur Wakaam Aliya Jën Ndooy moo jugee Wakaam Yoff ñëw sanc Wakaam àndaax jarbaatam bi ñu naan ñooñi géy boobu moo bàyyi sant ba Wakaam ñu ne Wakaam géyeen yee ko moom ci ndax ndaw ci ndax mag jugee Yoff ñëw sanc Ngor sàmbeen yi ñoo ko moom Beeñ ak Soumbédioune jàkkaarloo jubóowuñu nag ay xeex yu bari am na fa loolu taxu ñoo jub mais bi ñu juboo ñoom waa Soumbédioune ak waa Beeñ ñoo daje Dakar Plateau vers la pointe de Dakar fa Dakar ga ne woon ba ma leen wax sànq sance fa penc yi fukki penc Ndakaaru ak ñaar penc yi nekk au niveau de la pointe wër place de l'indépendance actuelle bi jamono yooyu mu tuddoon Bayee dëkku Lébu boo dem place ba fa gën mag Bayee lañ koy oowee mu nekk ay tool Jaraaf Boor Ndooy moom na ko mais nekk bayaal itam ba ñuy jullee it ak dafa def xew yu mag yi penc yi foofu la ñu nekkoon pour la ñu dëkkee ci tefesu géej gi parce que ay mool lañu penc bañ fa njëkk a sos am na ñu ne moo doon tanu géej penc baa nga nekkoon juste ci ronu immeuble BCEAO actuel bi moom moo bàyyi turam ci rue de Tann boobu romb marché Kermel ñëw débouché ci BCEAO bi rue de Tann penc boobu mooy pencu maam Baye Soogi Ndooy bi sos tefesu teeru Baye Soogi bii ñuy dem tey penc yi nekk fa fukki penc ak ñaar loolu moo doon Ndakaaru Ndakaaru googu fan la yemoon mag ñi dañu doon wax ne yàq jëf mooy puujab Ndakaaru xam nga luy puuj soo gisee néegu ñax coll ba fa ñuy deg bant boobu nekk croix moom la ñuy wax puuju néeg ba fa la néeg ba yem donc yàq jëf la Ndakaaru yemoon fukki penc yeex ñaar Dakar ga nekk au niveau de la pointe tanu géej ronu ko penc yi wër Bayee muy place de l'indépendance ñu fay defee xew yi foofu la ñu nekk di jëflante ak waa Ngor Wakaam Yoff ma leen wax sànq ñoom la ñuy tuddee tànk fukki penc yi ak ñaar mooy fukki penc yi ak ñaar mooy Ndakaaru Ngor Wakaam Yoff mooy tànk boobu mën nañ ci ñëw ci kanam fan la turu tànk bi jógee ak lu ko waral donc ñooñu intéressé ñuy liggéey nag di jëflante suñu amee lu ñu war dox mu concerné fukki penc yi ak ñaar ak tànk ñu dajee Giw Birago Samb Mbeex Meng jaraaf la woon fii ci Ndakaaru Guy Birago moo nekkoon fi Tour de l'Œuf nekkoon rond-point bi jëm piscine olympique fa la waa tànk doon doxee ñëw
waa fukki penc yeeg ñaar doon doxee ñëw ñu wax li ñuy wax ci taatu guy ga guy biraago gas suul dundal ndakaaru doxal ndakaaru ñuy dunde noonu du dunde noonu ba 1857 mais avant 1857 fekk na tubaab bi ñëw Denis Diack mi ngi découvrir ñu ne moo découvrir presqu'île bi en 1444 tuddee ko presqu'île du Cap-Vert. Cap-Vert, pourquoi? Parce que c'était vert, c'était plein de verdure. lépp gàncax looloon mu naat am na ay témoignages su ma leen ko liiraloon da ngeen di yéemu ci yàlla da ngeen naan non presqu'île du Cap-Vert melul noonu moo tax maam Aliou Diagne Mor di jooy ndeysaan ne ce n'est plus le Cap-Vert, c'est le Cap béton parce que le béton a remplacé la verdure. bi tubaab yi ñëwee ak anglais yi dëkk nañu Gorée def naa au XVIIe siècle la ko Birane Meng jamono jooju moo doon lamanu beeñ ci la jox tubaab yi autorisation ñu occuper île de Gorée fekk île de Gorée nag kenn dëkku fa dañ fa doon defar ay géej kii di weer gaal bu dem géej ñëw fa seru féexlu noppalu ko soog a dellu biir géej bi tubaab yi ñëwee puisque c'est un peuple ouvert accueillant ñu jox leen autorisation yu dëkk fa waaw donc au XVIIe siècle Birane Meng moo jox tubaab yi ñu occupé ko nekk nañu ñoom Gorée di def seen commerce di jëflanteex lébu yi di jëflanteex magu ndakaaru yi donc di wax ba à un moment ils ont voulu occuper la grande terre la presqu'île du Cap-Vert parce que Gorée xat na tubaab yi suñu bëggee mënuñu fa suul nit pour am ay armeel tubaab yi lébu yi ñoo leen jaay cimetière Bel-Air pàkk ba ñu mën fa suul suñu jëlee ay nag wala ceeb wala dugub wala suuf wala lu mënti doon de l'intérieur du Sénégal pour ñëw dañuy fay magi lébu yi lempo teen yi ñu doon rootee c'est les fontaines de Hann dañuy fay magi lébu yi lempo pour mën fa root ndox dem ñoom ba île ba xat traite négrière bi et cetera et tout ñu ne il faut que ñu occuper Dakar parce que fayeeku yeneen lébu yi di fayeeku ak xat ga île de Gorée xat ak yeneen justificatif yi ñu mën a trouver tax na ñu ne nañ ko occuper mu ngi am le 25 mai 1857 donc 25 mai 1857 Protet ñëw ànd ak ay troubam fekk ñuy julli iit ñu ne lébu yi dañuy ñëw sargal leen ci seen fête bi bokk ak yéen fête bi comme que ay dëkk noonu la ñu samp seen drapeau au niveau de la presqu'île du Cap-Vert maanaam pour ñoom moomeel Cap-Vert nekk moomeel Ndakaaru nekk moomeelu tubaab bi noonu la tubaab bi nekkee di naxante ak lébu yi di naxanteex ñoom ba génn leen Pointe de Dakar boobu di dàq penc yi ñoom dëkkee ko c'est ce qu'on appelle la partie qu'on appelle aujourd'hui le vieux Dakar du place de l'Indépendance jëm suuf soo xoolee les premiers immeubles yi tubaab bi tabax foofu lañ ko tabax penc yi ñu génn leen vers les tund les dunes de sable yi nekkoon diggante place de l'Indépendance dem ba marché Sandaga mbot ñëw nekk fi mu nekk ñu tabaxal leen jàkk rue Carnot bi c'est la première mosquée de Dakar penc yi ci ëpp nag wër jàkk ji ñoom cëri ñaax ñoom ñëpp fa la ñu nekkoon donc noonu la tubaab bi occupé Pointe de Dakar raatale tund yi samp fa penc lébu yi marché Sandaga daal di juddu en 1914 toujours politique d'occupation du haut plateau parce que dañu bëggoon génn les indigènes vers un quartier indigène qu'ils ont construit à la Médina tuddee ko bëggoon ko tuddee Pontiville du nom du gouverneur William Ponty en 1914 à l'occasion d'une épidémie de peste ci la ñu génn village yi yóbbu leen Médina maam Alaaji Malick moo ko tuddee Médinatul Munawwar parce que nag génn bi dafa jur ay xeex yu metti entre les Lébou et les Français jaraaf Faala Njéeme Farba Pay borom yamb yi la mu def mbot ci déeni mbot ga ba brûleur de gaz yi ñëwee mu dóor jaas yi déen gi nàcc mu ne soo leen mënul faj déen gi doo leen ñu fi jëlee ci la jël yamb yi tuur ko tubaab yi ñu daw xeex bu mag bi nag mu ngi amee école bii bi Njaay Faidherbe ànd Lamine Gueye ay xàmb fa ne woon